yi nga xamante ne moom lañ fa jot a yëkkati balaa ñoo guddal rek monsieur le maire maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu mon ami mon frère Didier Le Roi suma xarit di la jox sa wàccuwaay di feddal suma kóllëre diggante yow ak man mu nekk une relation franche ba nga xam ne nii comme ni ma koy waxee yow rek yaa ma mën a génnee ci sama ruq chaque jour moo la ko parce que mënu ma la bañal dara ndax sa yar sa teggin mais aussi sa professionnalisme maa ngi nuyu population Karang yëpp di jiital si nuyoo bi imam ratib imam Keba Niang di nuyu mag ak ndaw góor ak jigéen di jox ñëpp seen wàccuwaay. tey jii nii ñu gis ne yombul woon bi nga accédé ba léegi yaa ngi sa première fois nga sa première sortie ci tabaski tey bi nga ñëwee mag ñëpp ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo la yar nga fekk si leen ñu màggal la jox la cër bi nga xamante ne moom loolu yàlla def après lan nga yëg. waaw non man damay sant yàlla di julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla bu baax di remercier population waa Karang ndax dama jàpp ne man fi mu toll nii dama nekk à la disposition de la population de Karang nekk ci seen soxla nekk ci seen yitte jiital leen kon su ma demee ci bërëb bu mel nii du gulet peut-être casquette yi ñoo ute mais ku xam Ibrahima Diop xam ne biñ ko xamee ba léegi julli tabaski mosu koo defee àll lu métti métti Karang laa koy defee ndax ñun Karang lañ def suñu xol tey nag casquette bi ñu fa ñëwee muy casquette u maire premier magistrat de la ville de Karang dañuy sant yàlla parce que yàlla mooy jox nguur ki ko neex di ko bipp saa yu ko soobee bu ñu jiitalee keroog yowmal xiyaam dinañ ñu laaj ñu yoree woon la nga xam ne nii moom la ñu dénk kon ñun cër bi nga xam ne nii moom la ñuy jox kilifa yi quel que soit suñu statut cëri kilifa boobu orma googu ak wàccuwaay boobu la ñuy jox toujours kilifa yi nga xam ne ñooy population Karang dem nag représenter aussi la commune lu tere it ñi doon sa kilifa say kilifa la ñu doon ba faw mbégte la mais aussi sant yàlla la mais aussi sas la. tey ñu gis ne ñëpp génne nañ waaye tamit profité nañ ci occasion bi wax li nga xamante ne moom lañ bëgg gis nga gars yi julli nañ ci naaj bi imam ak même sax jottalikat bi ne wax nañ ko ne nañ déwén wala ci at yi di ñëw tamit bëgg nañ ay bâche egsi loolu tamit bàyyi nga ci xel bu baax. waaw je pense que Didier Le Roi ku xam Ibrahima Diop xam ne balaa muy yegg nekk maire de la ville de Karang daf doon dox ay jéego ci li nga xam ne ni moom la Karang soxla. ma def petit rappel rek taba gi nga xam ne ni moom lañ doon jullee keroog bi mu tombee nawet mouvement jàppal ma jàpp boobu moo amoon. ñoo jëloon en charge sëkk fa sëkk yi ngay gis foofu yëpp def ko fa. yaakaar naa kon tey suñ toogee ñu dégg doléance li may xaw a tuuti attirer attention ñi ko seq mooy organisation bi parce que les méthodes sont les économies de la mémoire. organisation bi rek laa kii rafetlu naa ko lool mais tey li may yéene mooy ëllëg suñ si jubee comme li ko imam ki waxee Dramé Mamour Dramé dafa jàmp parce que fee lañ prévoir woon jullee mais jàmp gim jàmp jigéen fu jigéen yi war a jullee tooy moo tax ñu andi ko fii su fekkoon luñ tënk la waxtaanee ko suñ biir avec l'équipe municipale jàkkaar naa ne ça passe comme une lettre à la poste. li may ñaan foofu mooy di féliciter de passage association des jeunes musulmans mais aussi di remercier di féliciter benn ndaw bu mel ni Dani Ndaw ku ci mel ni Abdou Faye ku ci mel ni El Hadj Mboub Dani Ndaw depuis ay at mu ngi jël matériel logistique am di ko mettre à la disposition kilifa yi nga xam ne ñooy jiite julli ji ak Karang mu nekk loo xam ne lu ñu war a rafetlu la te man dama koy rafetlu association des jeunes musulmans aussi rafetlu naa seen taxawaay ci julli bi ak organisation bi foofu nag li ma ciy gën a tuuti ñaax mooy beneen yoon ñu dugal ci équipe municipale bi ñu def ko bind réunion une petite élargie texte yi xool li nga xam ne ni moom la ñuy soxla ñu teel koo def loolu daal laa si kii te incha allah rabi di nga gis changement yi à partir de l'année prochaine suñ ko fekkee. merci beaucoup gis ngeen kàddu yi nga xamante ne moom la yëkkati waaye ci bientôt rek dañuy ànd ak yow nga war a ziyaare ji. waaw di leen wax ne comme. Progrès TV la de. Progrès TV télé bu ñëpp di seetaan télé Moodu yi. waaw surtout waaw loolu moom surtout. ma leen di gën a ñaax. ci seen professionnalisme ñu yokk ko. ndax nit bu fekkee da nga dem ba toll foo xam ne moomatoo sa bopp ñëpp la bokk. lépp looy jéego booy teg rek ak looy def rek war nga ci mën a xool milliers wala millions doomi aadama yi nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw di ko seetaan. kon loolu maa ngi leen ciy gën a ñaax te xam ne nekkatuñ lu ndaw.
yi fi ñëpp la yi fi aduna bi yëpp la parce que bëri na lépp luy xew Karang yaakaar naa Progrès TV moo koy relaté nit ñi jot si parce que bu annoncé rek ñëpp dañ koy xaar kon maa ngi leen di wax ñoom it lépp lu ñuy dugal nañ koy vérifier saytuwaat ko xool ko te ko ci professionnel parce que nekkatul seen yëfi àdduna bi la. merci beaucoup. di leen xaar aussi voilà comme ni nga ko waxee ci kanam. ñu dem visiter suma responsable di ma nekk ba maire buy toog di recevoir ay nit. man damay jog dem seeti samay kilifa seeti samay am di jàmm seeti mes délégués de quartier yi nga xam ne nii liggéey bu mucc ayum ñu koy defal. ok di leen jox rendez-vous waa très bien. loolu moom lu leer la ana Pape yegg si na léegi ana Pape génn na rek la ngay géej. waaw mais mooy yoon parce que nit ñi buñ la falee da nga war nekk ci seen soxla. jaamu leen. jox leen seen wàccuwaay di ñaan yàlla yéen bi woyof rek parce que c'est Karang qui gagne. merci beaucoup monsieur le maire mën nañ na sax première partie bi la comme ni nga xamante ne noonu ngeen ko gisee bientôt rek ñu ñëw ànd ak moom ñu visiter ji ñi nga xamante ne mooy les délégués de quartier donc ni ngeen ko gisee rek c'est votre ami et frère votre fidèle serviteur Didier Leroy comme ni ngeen amee toujours rek di ko dégg di leen jox bien rendez-vous à très bientôt.